salaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne yéen a ngi si Yes Dakar tey boo leen xoolee décor bi xool atmosphère bi xam ne changement am na bu mag a mag a mag a mag a mag a mag ñu ñëw seet si sunu magum kii ku jàkkaarloog moom rek soxlawul ngay laaj kan la Grand Ngagne nuyu nañ la si Yes Dakar. Cheikh maa ngi lay fay di nuyu ñi nga xam ne yëpp internet yi nga xam ne dañuy seetaan Yes Dakar maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp. Grand Ngagne ñu ñëw seet si la fi nga xam ne tey moom mooy Médina sa kër familial nga accueillir ñu fi accueillir boo xam ne wax dëgg yàlla dafa kawe suñu njort may ñu tamit opportunité ñu mën a waxtaan ak yow Grand Ngagne su ma la laajee làmbu démb ak làmbu tey différence bi si nekk lan la. jërëjëf Cheikh loolu ci benn contexte laa la koy firale làmbi démb ak làmbi tey acteurs yi ñoo dul benn. acteurs yi démb yi ay mbër lañu woon mbër nag dafa làmboo nitu aada mbër dafa làmboo doon ndaanaan te loolu lépp dafa xaw a manqué ci mbëri tey yi te mbëri démb yi artiste lañu woon sportif lañu woon artiste lañu woon ay poète lañu woon poésie boobu nga xam ne moom lañ daan boole ci bëri bi ñuy bëre moo leen defoon mbër nga xam ne poésie bi mooy bàkk bi keñu bàkku mën a ràngo mën a sàllandiku mën a tëbal mbaa nga mën leneen lu bokkul ak loo xam ne da nga koy boole ci sa mbëri démb yi ñoo daan mbëri léegi yi nag ay bërekat lañu rek yoo xam ne ci bëri rek la ñu yem amul leneen lu ñu yokk ci làmb waaw mbokk internet si Yes Dakar je crois que introduction bi nga xam ne moom la sunu Papa Ngagne def boo leen ko déggee xam ne lu am solo la Papa Ngagne ma lay laaj si règlement yi nga xam ne ñoom ñoo amoon si làmb ak règlement yi nga xam ne ñoom ñoo am si làmb léegi noo ko jàngatee. booy xool làmb ji règlement bëre dóor bi ñu ngi ko jëlee ci box bi ci box lañ ko jëlee xam nga làmb booy xool bëre dóor amagul 100 ans au Sénégal li ko jonché woon ak bëre simple bi bëre dóor bi un certain Maurice Jacquin vers les années 27 28 nga xam ne làmb amagul 100 ans bëre dóor amagul 100 ans au Sénégal c'est la lutte traditionnelle moom la ñëw xool gis na niñ koy defee mu bëgg ci dugal benn spectacle xam nga colonisation toujours dañu am complexe su fekk ñu ci sunu yëf te yokkuñu ci dara ñu jël nag dóor bi yokk ko ci licence su bëre dóor yàgg na autorisation pour nga bëre dóor parce que booba loi Afrique occidentale française moo amoon au Sénégal booba boo bëggee def dara gouverneur moo lay jox autorisation tant que gouverneur jox la autorisation mënagoo tëgg làmb looloo indi nag Maurice Jacquin biñ ko njëkkee jox autorisation pour mu tëgg bëre dóor erreur ya ca amoon moo tax mag ñi dem jëlaat licence bi gouverneur nanguwaat licence bi jox ko mag ñi nag ci la ñu commencé ci bëre dóor mais terewul mag ñi am na loo xam ne lii ca bëre dóor ba dindiwuñ ko muy koloc muy nangam muy cabax muy kuntaaba yooyu yëpp ak weq kuccal yooyu yëpp dafa amoon bala nga jël kaani def sa kii cabax sa morom yooyu yëpp daf ci amoon waaye nag biñ ko assainiré ba jël règlement boxe bi nag ci la yii am nag léegi xale yu tombeek moom. dégg ngeen le doyen fi mu ñu génn si li nga xam ne moom mooy règlement beeg mbëru démb ak mbëru tey seen différence ma dellu si tuuti rek si li nga xam ne mooy mbëru démb. su ma la waxee sama papa Ahmed Diène sa xel si lan lay def. Baye Ahmed malheureusement que làmb du ko fàttaliku. mais daf ci jouer rôle bu mag a mag ginnaaw bi mu ci jàppale sunu ñoom maam Yaxya Diop jàppale ci ñoom góor gi Jibi Diop jàppale ci ñoom Baye Maxari Thiam jàppale ci ñoom ku mel ni El Hadj Bassirou Diagne jàpp ci lu mel ni ku même góor gi Boubacar Seck notaire El Hadj Ahmed dafa mës a participer ci aada muy rawante gaal muy làmb ba pare nag. da ngeen di fàtte ne El Hadj Ahmed moo relâché waat làmb ji bi làmb ji sooxee ba ba nga xam ne daan nañu toog ay ñetti dimanche du ñu tëgg ci la concocté li ñuy wax 10 combats benn tàkkusaan mu xool ñaari xale yi nga xam ne ci jamono làmb giimoon na ba gëmm bu doon xal ci benn jamono
ma ne la mënul togg mënul lakk Alaaji Amet seet ñaari xale yi pour relancer waat lamb ji xam nga lamb ji kan moo ko relancer Baboy Jallo ci la ko jafale fay leen ku ne 250 000 ca booba lamb ji grand combat boobu nag moo jafal lamb ji ba pare nag mu koy def ay lambu 1000 francs daan wax sax lamb ju ne 100 francs loolu la Baye Amet def ak tamit dugal ci ñun cosaan dugal ci ñun ay xar baax Alaaji Amet lu bari def ma ko dañ daan waxtaan maak moom indi nga ma ci loo xam ne gis nga dama daan ñëw këram mu woo ma ñëw ñu toog ñu añ booli bi moom booli bi muy añee du changé booli 20 nit lay teg chaque midi ci diggu néeg bi bu benn nit ñëwee mu bokk ak moom añ bu ñaari nit ñëwee bokk ak moom añ léeg-léeg mbooloo yem ci noonu la daan dunde xamul kuy ñëw ak ku dul ñëw waaye booli bi 20 nit mën nañ cee añ loolu la Alaaji Amet daan doxale jàppale làmb dama lay delloo ginnaaw tuuti njabootu Falaye Baldé waruñu fàtte waa kër Alaaji Amet ci ñi jàppale woon Falaye ba ñu samp ci la bokk parce que boobu Falaye Baldé mi ngi dëkk rue 39 bii angle 18 yaakaar naa ñoom Jules Baldé bu dul ñoom Jules Baldé am na xale yu fi juddoo ñeneen ñi juddoo Pikine defe naa ñoo juddoo fii rue 30 kii parce que Falaye mi ngi fi jóge vers les années 66 67 68 ci la jóge fii suma papa daan ànd ak moom wóllëre googu laa amoon nag góor gi Falaye ba saa yu ma ko masaan gis mu ñëw làmb paasam mag koy jox ba ni ma ko noppee gis loolu ñu bari xamuñu ko woon moo tax njabootam googu ñu war a fonk njabootu Alaaji Amet Diène lañu ndax ku jàppale Falaye Baldé la woon kon ak Baye Mbor Ñing Papa Biram Ñing bii waaw ñooñu ku jàppale woon ñoom Falaye Baldé yi la woon waaw samp leen ci Ndakaaru ba pare may leen doole may leen baat di leen taxawu kooku mooy Baye Amet Diène nga xam ne at mu jot xale yi nag malheureusement xamuñu ko promoteurs yi xamuñu ko waaye at mu jot drapeau dañ ko waroon tëgg. mbokk internet yi CS Dakar. ba ci nag ma koy jaare sa antenne xaw ma ban cër ci CS Dakar la ñuy jox arène nationale bi waaye pàcc bu dee séddale am na ci daraja bu ñu fàtte Baye Amet Diène ci stade bi ci arène nationale bi. mu doon ànd ak nag jigéen joo xam ne référence muy sunu yaay Ajaratu Aram Diène su ma la fàttalikoo dem na ba dugal ko si biir làmb ji man ñëw naa seetaan si làmb fi nga xam ne mooy Iba Mar si terrain bu mag bi fekk fa làmb joo xam ne këram laa añee jour boobu daagu dem si làmb su ma la fàttalee ñoom sa xel si la lay waaw mooy magi Ndakaaru yi ngay fàttaliku Adja Amet dafa Adja Aram dafa defoon njaaxaanaay dafa doon koo xam ne kii njaaxaanaay la tëddee woon këram pay la woon këram pay la seen kër ak sunu kër gi benn la man kërug pay nga ma fekk nii kër goo xam ne tey mën nga duggee ci bunt bi ma woola ne la jaareel fii génn xam nga lu ko waraloon mën ngay dugg am sa soxla dugg say noon topp la toppee la bunt bële nga dugg faj sa aajo ba pare ñu ne la jaaral nii ñu taxaw di la xaar te duñ la gis mën nañ ko waye de say contre duñu bëgg parce que duñ la gisaat nga génne foofu te dem nga ba faji say soxla mag ñi dañu defoon kër yi këru sutura ñun sunu kër dañu ruus a def buntu ci buntu bi ba léegi maa ngi koy négocier sax parce que nee naa leen jamono jooju weesu na mais kenn ñemul def buntu foofu parce que dañu bëgg ku jaaxle boo ñëwee rek mën a yegg si fii. ndeysaan mbokk internet di si CS Dakar moo tax ñu nit bi ñu jaaxle dañoo ñëw seet si ki nga xam ne mën nañoo wax lu bari si làmb biñ nee nag léegi nag ki nga xam ne moom mooy sunu président damay fàtte tour bi tam nekkoon ministre des sports avant Ousmane Paye Ablaye Makhtar Diop Ablaye Makhtar Diop bi mu ñëwee bi mu ne lamb ji dama ko bëgg a régulariser kuy tëgg di jënd licence boobu jamono jooju ñu bëri dañoo ne woon góor gi li muy wax nii maa ngi la ci nettali loo xam ne mosuma ko waxtaane histoire bu metti la woon mbokk internet di CS Dakar dem nañ dellu siwaat fi nga xam ne moom mooy si sunu Papa Ngagne Diagne père problème mu licence yooyu noonu lan nga mu si bëgg a wax loo xam ne loo wax loon fenn la gis nga làmb amul dara loo xam ne lii dañ ko ci bëgg a def te amul coow làmbaa mel noonu toujours am na ñoo xam ne
ñu ngi tapis dans l'ombre jéemuñu dara nag waaye lu waay jéem ñu jéem la pakkatal waaye du ñu jéem loolu la lamb baaxoo Ablaye Makhtar bi mu ñëwee ne day defaraat lamb ji coow lu metti ay kilifa du ma tudd seen tur ñi ngi ci lamb ji ñoo opposé wu woon ba coow li ci Jean Collin affaire bi dem ba ca Jean Collin ñu dem kalaame ko Jean Collin woo ko ne ko nag voilà lamb ji bu yàqoo yow la ak nangam ba ñu am ci coow ñoom ñaar ba grand sëriñ Alaaji Bassirou Diagne Marème jot ci ku ne xam na ne Ablaye Makhtar Alaaji Bassirou di bàyyam mu woolu ko ñu dem mu ne ko papa expliqué ko góor gi xam na ne Ablaye lii muy wax méngoo na ak jamono mu ne ko xanaa ñu def ñaan rek jàppale la ci nga am ci ndam am ñu ñëw ci moom it ne ko Ablaye dafa bëgg a yàq làmb ji fekk lii la gisoon muy ñëw xam na ne làmb ji dafa war a am ay changement bi mu fi indee système licence ñu bari dañ doon yuuxu naan ñu xamuñu looloog nekk nangam fekk booba dafa bëgg xaalisu mbër ñoŋ soo joxee mbër avance fa nga koy joxe reliquat ba mu fekkaat ko fa moom athlète bi mu bañ a am benn problème boobu système de verrouillage la woon pour verrouiller reliquat mbër mi bi mu indee licence ndeysaan dem si yàlla papaloo moo njëkk a jënd licence tëdd ci dëgg ci Dame Suger Mor Nguer kon defe naa ne loolu Ablaye Makhtar indi woon ca ba muy doon ministre du sport te waroon defar làmb ji loolu defe naa tey moo verrouillé làmb ji moo tax mbër reliquat am ñoŋ promoteur tamit bu jëndee licence xaalisam du dem si zéro looloo indi woon système licence bi te système licence boobu mooy woy ba léegi waaw. mbokk internet yi si Yes Dakar je crois que war ngeen a kontaan di wax père coow li nga xam ne yaa ngi koy dégg jamono yi si les lutteurs en activité ak ñi nga xam ne moom mooy CNG ak si problème mu texte yi ma yaakaar ne texte yi képp koo xam ne affilié nga CNG CNG da koy yëkkati jox la ko bu saison bi départ nga nangu ko ñu ne la soo defee lii moo la siy fekk boo defee lii moo la siy fekk lu tax suñoo defee loolu am na ñoo xam ne yat bi da leen di dal ñu noppi am ñoo xam ne yat bi da leen di dal ñu yuuxu ak coow li nga dégg ak arène nationale bi ñu war a dem est-ce que war nañ fa demee coow ak problème yi xam nga Cheikh lii ngeen di wax coow du coow lutteur en activité nga ma laaj te ñii ma gis ñuy wax ñi ci nekk en activité bariwul bokk wala ñi ci nekk en activité aussi joué guñu rôle yu mag ci làmb waaye nag licence rek la mbër VIP baak ñu koy waxee ak mbër 4e combat ñoo yem seen licence ay yem ñoo bokk assurance ñoo bokk lépp xam nga xeex dafa am ñu koy porter mbër yi ñoo créé écurie yi récépissé écurie yi mbër yee ci ne dañu waxante dëgg mës nga gis mbër mu engagé ji boppam mbër bu bëggee licence fu muy jaar du ci écurie bi kan moo affilié CNG du écurie mbër mës naa dem CNG di jëli xaalis dañ ko koy jottali waaw loolu yëpp kon ñan ñoo war a porter xeex bi ñoom ñan la ñu war a njëkk a xeexal mooy président écurie yi la ñu war a njëkk a dajale ménager yi wax leen li leen metti ñoo war a porter ji xeex bi bu ñu demee nag ba ñooñu tële ñu wut ay alternative u xeex nit duñ la boot ngay dóori kurpañ anu kala boot nan ngay bootee dara moom muy xeex yow mi boot xeexoo lii moo am mais moom laay wax ku ne am nga droit kaas ñun ñii sunu liggéeyukaay sax bu ñu gisul lu ñu kii dañuy kaas dañu am syndicat waaye nañ ko teg ci yoon nañ ko teg ci logique nañ ko teg ci foo xam ne xeexukaay la écurie yi ñan ñoo ko moom récépissé yi ñan ñoo ci ne foofu laay waxee man mais ñoom ñëpp am nañ droit yëkki seen kàddu waaye nag nañ ko teg ci yoon nañu woo président écurie yi lan mooy rôle président écurie secrétaire général yi ni ci écurie yi luy seen rôle ñoom ñooy jëli contrat yi mbër mi mosul jëli contrat ménager bi koy jël indi ko ci écurie bi waaw attends
dagg bi aussi n'est-ce pas que superviseur bi bu ñëwee di relever li mu war a dagg ménager baa ngi taxaw man am na loo xam ne lii en tant que ménager constat buñ ko constaté wul du ma ko signé. te grand ngañ nga baal ma dégg naa ne lépp loo xam ne dagg nañ ko mbër mi dañuy woo manager bi si biir superviseur dañ koy woo si biir làmb ji ne ko gis nga li sa mbër def moom mooy confirmer moo koy signé. loolu nag laa ne mbër yi xam nga am nañ droit kaas am nañ droit yëkki seen baat su mettee aussi ñu ne metti na nit ki kenn du ko étouffé waaye nañ ko mais ñoom dañoo am ñu délégué demal wax mbër mu jëli xaalisam mënu ko ka lay jëlali sa xaalis kay jëli la nga xam ne moom lañ la daggal kooku ngay wax ne ko balaa nga ko fay jëlee na leer avance su mbër buñ la ko joxee est-ce que dañ la wax nga lekk ko ci saa si 24 heures xoolal contrat bi loola ci neexul nga delloo ko kenn obligé wu la nga bëre kenn obligé wu la nga wut licence kon ñoom côté boobu laa bëggoon ñu jaar ci ñoom. pour gën a defaraat écurie yi defaraat nang ñu jariñoo làmb ñoom ñooy jariñoo làmb li ëpp làmb bu dee 100% la ñoom am nañ ci 80% di ko jariñoo d'autant plus que ñu bari ci ñoom léegi métier lañ ko def kon nañu toogaat waxtaan bu ñu demee xool bu ñu demee kii parce que daf ci am ci biir booy xool am na ay règlement personnel ñi am seen affaire personnelle ak CNG nañu dem régler ji ko CNG li nga xam ne nag moo ëmb ñëpp tey gaañ ñëpp te ñu gis ne ñoom day gaañaate te ñu gis ne day gaañaate loolu nañ ko régler ndoo te bàyyi crypto personnel bi parce que dem naa ba ci biir maa ngi jàng am na ñoo xam ne ñi ngi naan sax man la CNG di xeex ak sama njaboot gis naa Kayre wax ko te loolu bu ma tàggoon du ko wax ndax moom rek amul njaboot ci làmb ji te loolu mënul ne c'est possible ñun duñu toog ay man du ma toog par exemple Diène Kayre am lu leer CNG ba koo xeñ man mii ba moom balaay wax ma wax beneen doomam noonu parce que loolu mënut a ne damay bañ ñu jël seen affaire personnelle lii ma lay wax nii gis nga ñoom ñii man maa leen ma si dooleel man maa leen ma si dooleel muy Khadim Gadiaga muy Boy Kayre ñoom ñëpp maa leen ma si dooleel booba Moustapha Gueye mooy président Khadim bi nekk secrétaire général maa leen daan indi sama rajo ñuy wax may xeex gis nga ñii ñuy wax VIP ci démb mbër yu mag yooyu ñoom kuñ ci mës a woo dañ lay coupé mbala duñu wax ak yow booba ñu ngi seen plan de carrière te bëgguñu ku leen ko yàqal waa xanaa léegi la ñenn ñi mën a ñëw affilié wu ci ñoom mais ñoom nañu doxee xel nañu desee sago nañu doxee xel nañu doxee sago làmb ji kenn mënu cee génne kenn titre foncier papu kenn du titre foncier papu kenn làmb ji kenn mënu cee génne kenn nañu bàyyi visé nañu yem rek ci lii moo ñu naqari ci texte lii moo ñu naqari ci lii def ci làmb waaye pour nit jóg fi loolu du seen coobare. xanaa grand ngañ doguma la xanaa looloo indi journée d'étude bi nga xam ne maa ngi koy dégg ministre bi di si voté ñu bëggoon ko def week-end bi gars yi ne dañ siy def jàngat parce que làmb dañu dafa war a toxu week-end wi ñu jëm il se peut ñu yóbbu ko si week-end bi. man mii Cheikh maa wax sax ba ñu pousse ko ndax suma émission la ñu bëggoon dugg pour leeral avant ñuy dugg ma ne leen week-end bi ñu ngi jëm Paris ca làmb jële ci ñun ñëpp dañuy dem te dina am ñu ko manqué te bu ëllëgee mën ngeen teg seen dara am ñu ne fekk wuñ ko te bu boobaa it dañuy am raison ndax dañu dem liggéeyi ci le ministre bi ci xelam delluwaat ak ay collaborateur am ñu changé le 20 ak le 21 may def appel ci les lutteurs bi nga xam ne ñu ngi regroupé autour de Khadim Gadiaga et autres nañ ko organiser telle sorte que kuréel bu ne buñ la délégué fexeel ngalla waxi picc bu mu fa génn nañu wax li jariñ làmb nañu wax loo xam buñ ci jógee ñoom ñu gis seen bopp ñeneen gis seen bopp crypto personnel nañ ko teg fële amul njariñ muy CNG muy ci mbër yi bu ëllëgee suba su kenn deewoon ñëpp dem tiim ko te fexeel ba looy seede ci ku tëdd na doon dëgg ci yow koo xam ne mënoo ko ñàkk bañ a seede attention coow li muy bari diggante bi seetinte amu fi yaayu Lac de Guiers gaañuwu fi
Alioune Sarr demul kër Lac de Guiers Gris Bordeaux feebaru fi Alioune Sarr seetiwu ko waa ëllëg loolu bu dalee benn membre ci CNG bi Gris Bordeaux waru koo seeti bu dara wàññee ko ci CNG bi bu Lac de Guiers warul jàlle ji kooku dañuy demalante ñu ni nen la xale yi Alioune seen papa la seen nijaay la moom it xale yi ay jarbaatam lañ ay doomam lañu nañu bàyyi tur boobu li fi war a jóge bu fi waree jóge état bee koy santaane et puis wax ko benn yoon doy na junj doy na borom xel léegi nañu dem ci l'essentiel mooy lan moo ñuy yóbbu arène nationale arène boobu nag bu ñu sàgganul fa la ñuy échecgé ndax heure bii waroon na fekk ñuy def réflexion nan lañ koy defee dispatching te it kaay ma wax la soo déggee gars yi di wax da ngay defe ne arène bi arène u bëre dóor la arène sénégalaise la séeréer ba tukulóor ba bambara ba ñëpp ku ci am làmb fa nga ko yóbbu boo déggee gars yi wax da ngay defe ne làmb ji bëre dóor ko moom bëre dóor moomu ko calendrier bi bu ñuy def organigramme bi bëre yooyu yëpp bu ci nekk en règle rek dañ lay jox calendrier bi boobu bëggee tëgg nga tëgg fa bi ci des mooy li ëpp ci làmb yi du ay combat événementiel ay combat yu digg doomu la est-ce que yenn combat yi est-ce que mën nañ ko yóbbu arène nationale ak charge ba ca ne ak tamit bu combat ba paree est-ce que combat yooyu ñu fay tëgg est-ce que ci nuñ koy waxee ci entretien bi est-ce que recette ba fay génn mën na ko cahier de charge bi ñu fa nar a def est-ce que yenn promoteurs yi nga xam ne seen lamb passé wul 10 millions wala 5 millions est-ce que xaj nañ fa yenn combat yi nga xam ne sunu kër gi sax xaj na fi est-ce que da nga ko yóbbu arène nationale yooyu la ñu war a jàngat loolu la ñu war a xool ba xam ndax arène ba lii moo fay dem ba lu fa dul dem attention ñu ngi leen di commencé jël stade yi tey rek maa ngi dégg président Bal nee na jënd nañ ay tapis kon ñooñu jàpp nañu gëm nañu na lamb dootu fa dellu si def leen très attention promoteur bu ndaw bu ciy jënd licence nañ la wax lu leer fooy tëggee ak nooy tëggee est-ce que le promoteur événementiel ba di fay est-ce que moom ngay fay loolu yëpp nañ ko seet cachet bi bu yeggul fii ñaata lañ la ko war a joxe attention y a des charges Cheikh. mbokk internet si Yes Dakar je crois que kontaan nañ di wax ne du ñu doyal si li nga xam ne moom lay wax waaye buñ ko fi toppee duñ jóge xam naa dañuy dem rek dellu si waat waaw di la wax directeur kontaan nañ moo gën a bëgg am na loo bëggoon a wax laaju ma la ko waaw wala nga am message boo bëgg a lancer waaw te laaju ma la ko waaw lan la li nga xam ne daal mooy message bi may lancé mooy ñoom Moustapha Gueye ñoom Khadim Gadiaga Kairé suma mbokk yooyu nañu demaat ak xel rek te ñu waxtaanaat làmb kenn mënu leen ci génne ci la ñu bokk am nañ ci cër dañ ci def waaye nañu xam ne am na beneen partie boo xam ne dafa bokk ci làmb génnal nag koo ko wax mu gis boppam bàyyil te warul jóge sa baat koo ko wax noonu la lay jàppee nañu bàyyi ki nga xam ne mooy dogal muy état nañu bàyyi ki nga xam ne moom la ñu état booleel muy le ministre mu dogal te lépp lu mu dogal ñun nangu ko quant à Alioune Sarr nag dina dem ak du dem loolu moom lay neex la citoyen la comme tout le monde kooku ci moom la dépendre citoyen la comme ñëpp te it dafa fi dara loo xam ne lii war nañ ko mën a ŋàññi dañu jubóowul rek ci ay texte xëy na tamit metti na ci ñii ñoom it ñu yëkki seen baat waaye defe naa ne bu ñu toogee waxtaan lépp mën na dugaat ci yoon te je pense que maa ngi leen lancé appel sumay frère lanu suñuy xarit lanu nañu wàññi coow lu kii bi dang bi baaxul ay mbokki nen lanu te it xam noppi dafa gën ndax bu yàggee dinañ dugg ci domaine yoo xam ne làmb jaru ko nag làmb jaru ko li nga xam ci nit bi di ko wax xam na ko ci yow dafa noppi moom la Ndiaga Mbaye wax jërëjëf